merci beaucoup à l'assistance Thierno comme da nga wax ne nañu dugg ci wolof bi kon dañuy jël français bi rek ñu wolofiser ko daal di dem ci panel bi li may njëkkee mooy di wax auzubillah bismillah inna waliyallah. Alors tey nag dañu wax ne le leadership féminin dans le développement au niveau de Diourbel au cœur du développement et bu ñu ko waxee rek mën nañ ne kon dañu jox tey jigéen cër et cër bi ñu jox jigéen nag cër boobu jigéen daf ko moom tous les jours les 365 jours de l'année. Parce que jigéen mi ngi entreprendre xëy na ci société bi mais jigéen aussi mi ngi entreprendre ci kër gi jigéen mi ngi entreprendre un peu partout même dans l'éducation de ses enfants. C'est vrai que dinaa ñëw ci parcours bi mais pour ñu gën a jàppale sunu jigéen ñi nga xamante ne nii ñoo nekk njaareem surtout ñu jéem a entreprendre. Alors man su ma leen di woo pour ñu entreprendre nag en tant que coach en développement personnel li ma leen di njëkk a woo mooy foog ñu expliquer leen fan lañu war a mën a jaar ba nga xamante ne nii avec les peu de moyens qu'elles ont dinañ mën a créer par exemple benn business boo xam ne au fur ñuy dem dinañ dem ba dinañ am dara mu dëgër mais lépp nag confiance en soi moo koy lal parce que bu fekkente ne ni amuloo gëm-gëm mënoo taxawal dara bu fekkente ne ni déjà yow gëmuloo sa bopp mënoo taxawal dara nit ki nag dafay njëkk a gëm boppam gëm sa bopp mooy nga dëggal sa bopp balaa dara gëm sa bopp mooy nga xam ne yow mii nga xamante ne nii tey jii yaa taxaw ba ngay juddu yàlla suñu borom tàgguwu la kon bu la fi indee def la nga juddu am cër yi nga war a am yépp nga nekk taxaw am xel mu nga xamante ne nii moom la góor ñi am war nga mën a jóg dem entreprendre parce que kat nee nañ tubéy bi nga xam ne mooy takk tubéy loxo yi nga xam ne moo koy takk loxo yooyu mooy takk sër kon jigéen dafa war a dëggal boppam ni muy dëggalee boppam en commençant ci li nga xam ne mooy lu mu moomal boppam parce que nit mënoo dëkk exemple ci di ñaan mënoo dëkk ci di chaque jour di ñaxtu loolu sax du yëfi jullit ñaxtu beeg yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi da ngay gis ne avec 25000 francs nit mën na ci commencer dara 5000 francs sax nit mën na ci commencer dara parce que tey kiy jaay radi bu ko gëmee avec le temps da ngay gis ne day dem ba du yem ci radi bi xëy na dina dem ba dina jaay ay Vimto comme ni ñu koy waxee avec le temps da ngay gis ne day dem ba day ubbi buvetam ainsi de suite parce que il suffit juste de commencer mais boo commencé di nga am benn ndey xaar bu nekk ci el bi danaan la moo xool ko moom de radi lay jaay léegi 20 dirham mooy 1200 francs CFA ci koo xam ne yaa ngi soxla 5000 dirham muy nekk 350 000 pour fay sa kër parce que day nekk kër yoo xam ne dañ koy meubler te ñun sénégalais yi bu ñu demee à l'étranger dañuy teg ci kaw dañuy yaakaar ne duñ jeexal bi ma ñëwee ma xool situation yi ma ne lii nag la ñuy wax aventure mais découragé wu ma de damaa gëm sama bopp am sama benn dëkkandoo bu ñëw mu ne ma yow gëm nga ne boo toogee sa kër jël sa kurus werd ci ngay amee li nga bëgg keneen mi ngi gëm ne moom bu taxawul ci tali bi du am li mu bëgg mais yow heureusement ba bi nga bokkee ci ñi nga xamante ne nii tey ji jàpp nga ne boo nekkee sa kër def li nga war a def ba pare da ngay jël sa kurus def ay salaatul ala nabi gëm-gëm la rek man dama jàpp ne li ma war a am ci sama dund dama koy am parce que ñun ay télé lañ yàlla moo yor télécommande bi parce que ba muy judd tàgguñu chaque jour mu may ñu xéewal te duñu tàggu kon xéewal boobu nga xam ne daf ñu koy may te duñu tàggu soo jëlee dénkaat ko sa bopp parce que man damay wax ci côté spirituel bi wax ci beneen côté bi boo ko dénkee sa bopp allah kulli ali day ñëw mënu la sàkk ba pare wàcc la ci kaw suuf ba pare nga wóolu ko yaakaar ko gëm ko ba pare te du la gestu donc confiance en soi foofu lay njëkkee muy la foi yàlla nit ñi wóolu nañ ko gëm nañ ko autant pour moi mais dañ ko wóoluwul gis nga nag fi nit ñi rawantee mooy yàlla na nga ko gëm mais da nga koy wóolu da nga koy bàyyee sa bopp gis nga boo ko bàyyee sa bopp daf la ciy jàppale li ci des nag mooy bu ñu wàccee ci société bi ñu nekk dafa am lu mu bëgg ñu doxal parce que bu fekkonte ne dañuy ñëw fekk fii benn richesse bi fekk suñu waajur yi am lu nekk ñun ñëpp dañuy ñëw di nager dans le bonheur et tout ça kon nekkatul des défis nekkatul société maanaam dund bi jaratu ko bi mu ñu wàccee ci kaw suuf dafa bëgg ñu affronter li nga xamante ne nii moom la teg ci suñu kanam seytaane mu ngi fii violeurs yi ñu ngi fii sàcc yi ñu ngi fii fenkat yi ñu ngi fii yàqkatu der yi ñu ngi fii les jaloux sont là mais daf ne dem leen affronter ko mais bu leen fàtte ne maa ngi ci seen ginnaaw man nag xëy na peut-être exemple bi ma ci joxe li tax ma gëm sama bopp ba nga xam ne yaakaar naa ne man kuy dox ci kaw suuf man maa la gën xam nga lu ko waral
dama ko delloo cër bi nga xam ne moom la moom mooy lan sàkk bi ma sàkk ba pare lagaluma macha allah damul sama tànk macha allah laf cat je touche du bois ëlbati ko jox ma xel mi nga xamante ne moom la jox ñi ba pare seetaan ma mais bu mu la seetaanee bu fekkente ni da nga ciy nekk li naan yàlla na yàlla bay sa tool boo tëddee di nelaw bëgg yàlla ñëw bayal la sa tool bécce yàlla moom du ñëw di la ko bayal da lay fekk ngay ñëw ci tool bi nekk ci di ko bay mu ñëw daal ci indi barkeel loolu laal mu barkeel loolu ndimbalu yàlla suñu borom la mais bu fekkente ne nii da nga toog nga ne bon comme góor ñi ni ñuy def dama toog ma ne sama nijaay mi ngi Italie lu tax yóbbu ma te yóbbu na ay doomam dama koy wax tout le temps ci émission yi may def ci affaire chômage ak yooyu wala nga ne waaw man de comme dama bokk ci famille bu riche man sama yaay même bu fekkee jàng bi réussir ma ci tôt ou tard aussi daf may ubbeel boutique wala may dem Dubaï wala non non man jigéen laa damay am jëkkër boo xam ne moo ma yor góor ñu yoratuñ kenn gis nga góor li yàlla may jigéen mayu ko góor góor yàlla lu mu ko may mooy salaire bu muy joxee dépense nga feebar mu faj la ak peut-être jënd ay cahier wala yooyu mooy moyennement laay wax parce que waxuma ki am xaalis mais moyennement le sénégalais je veux dire l'homme léegi jigéen li ko yàlla mooy dañ ko yor ba pare yàlla may ko buntu bu mu fëgg mu ubbeeku ku mu laaj mu jox ko ba pare yërmande gi ci ay mbokkam ak ay mbokku jëkkëram ci moom lay dem donc du coup tu te rends compte que yow avantage yi nga am sa jëkkër amu ko avantage yi nga am góor ñi amuñu ko kon yow li la dese mooy nga dëggal sa bopp parce que société bi ñaar ñoo ko seq góor ak jigéen te ku góor ki dafay jàpp ci wàll gi mais yow miy jigéen da nga war a jàpp ci wàll bi bu fekkente ne nag da nga bëgg a mel comme sa yeneen moroomu jigéen yi takk ci cheveux naturels 300 000 yi jënd ci comment on l'appelle les fair white gold gamme yi nga xamante ne ay 60 000 lay jar di sol ay dàll 80 000 des robes de 150 000 léegi yow sa jëkkër moo la koy jox sa frère du la ko jox sa jëkkër du la ko jox parce que ñoom tal nañ leneen am nañ jabar am nañ ay doom te aussi góor ñooñu aussi dañu am yeneen priorité parce que dañu war a dajale tabax kër buñ la yoree ëllëg yore say doom pour seen sécurité dañu war a épargner pour l'éducation de leurs enfants donc du coup yow ku jigéen ki lan nga war a def pour contribuer dans cette société mooy lan il faut entreprendre ni ngay entreprendre mooy lan ki lay décourager bu ko déglu ki lay jalouser bu ko xool gis nga dans la vie il faut s'armer de positivité 24 heures sur 24 bul gis jamais lu flou parce que plus ngay xalaat lu ñaaw onde négative yi daf lay wër à la longue daf lay dofloo te dafay dàq sa wërsëg man du ma ko nangu il faut s'armer de courage il faut s'armer de positivité mais surtout chaque jour que jëfee bu fekkee avancé wuloo rek reculer nga parce que chaque jour mënoo taxaw fi nga taxaw ndax àddina day dox mënul dox ba pare avancé yow nga taxaw fi nga taxaw mooy reculer na parce que moom bu xasee dox yow nga taxaw fi nga taxaw moom ala kuli ali day tourner seen la ci ginnaaw donc loolu pour nga bañ ko da ngay entreprendre en commençant par 5000 francs c'est possible li may wax rek yes we can 5000 boobu mën nga ci jënd tey ji ci chinois yi ñeenti paire de chaussures à 1000 francs boo ñëwee nga jaay ko à 1500 francs tu te rends compte que ni 5000 yooyu nga yoroon fructifié wu na nga demaat nga jëndi nga amortir ko bien évidemment parce que booy amortir foog nga boole ci les frais de transport ndox bi nga jënd sax bi nga jëlee oto dem di jënd ji bagage yi war nga ko calculer ci business bi parce que loolu mooy tax après nga xool ba xam réellement activité bi est-ce que mi ngi jur wala du jur mais bul yam foofu tant que yaa ngi évoluer mu lay indil beneen 10 000 ngay évoluer mu lay indil beneen 20 000 il faut songer à ce que activité bi nga doon def à la base nga dem xool activité bu nga xam ne moo gën a fructueux te booy xool aussi somme bi muy laaj peut-être actuellement c'est disponible nga daal di dem par exemple jóge nga ci dàll yeeg yooyu nga commencer peut-être jaay ay bijoux wala affaire demee noonu après ngay commencer di placer ci entreprise yi à la fin du mois bu ñu la fayee nga jël sa bénéfice nga tegaat de côté nga continuer waat ainsi de suite da ngay gis ne da ngay jékki-jékki da ngay am dara mais pour seen sécurité surtout jigéen ñi laay waxal registre de commerce tey pour nga wut ko ci koo xam ne activité 5000 francs ngay démarrer c'est un peu difficile mënu nekk te bu fekkee da nga dugg ci domaine ni ne yaay ak yooyu après da ngay gis ne TVA yi day commencer ak yeneen donc risque boobu man du ma leen ko jëlloo mais quand même bu fekkee da ngay entreprendre fexeel au moins bañ enregistrer la ci registre bi ba nga xamante ne ni boo yoree sa registre de commerce dinañ mën a identifier ne kat kii vraiment elle est active te elle contribue au développement de ce pays donc du coup loolu pour nga am ko foog nga commencer benn activité bu dem ba jur benn 50 000 nga sacrifier exemple nga jël sa benn 5 000 wala 9 000 dem wut sa këyit nga téye ko parce que xam lu tax bu fekkee yow ko gëm dara nga da ngay gis ne appel d'offre yi dañuy ñëw avec le temps bu ñu gisee rek nga nekk ko ku mel ni tey tonton Sidi Diop da lay gis rek nga romb ko nga nekk jigéenu mécanicien wala ngay jaaykatu ndox wala dara
déjà moom dans sa tête il se dit que kii nii talul cheveux naturel talul or talul dàll bu cher li mu gëm mooy nan lay def ba am lu mu yóbbu këram. donc mën nga daje ku mel ni moom da la ciy génne ñëw dugal la ci condition yu nga xamante ne ni sa activité dafay mën a évoluer mais on ne sait jamais xamoo koy dajeel ëllëg. donc faut que yow mi nga xam ne da nga nekk ci yoon li may wax toujours mooy foog nga tegu ci yoon foog nga dëggal sa bopp mais tamit état dafa am lu moom yoon dafa am lu moom maanaam da nga war a tegu ci yoon fuñ la làmb bëgg la faagaagal fekk taxaw nga.